yegg si ngeen ci chaîne Mbokki Bawal TV mi leen di gunge ci yoonu alquran ak sunna ci dégginu mag ñu baax ña dal leen a jàmm. bari la xamal ne jërëjëf waaw dafa mel ni dinaa xaw a am tuuti jaaxle ndax comme que dañ ne balance muy misaan am ci misaan bi tey loo xam ni dafa jam xolu sharia bu baax a baax kon doon na woon jaadu man ak sëriñ bi ñu def ping pong ci masala yii ak yi soxna si junju te am ci yoo xam ni wax na ni waxutoon loolu te wax ja nekk publiquement ñu bari jot ci di la ñaan nag nga may ma ndax bu doon sama sago dinaa ko jël benn par benn boo gisee ñu bari di xaw di bañ ñëw jàkkaarloo bi mooy dañ leen dul mën a may ñu expliquer dëgg-dëgg parce que li ñuy def ni ça c'est très dangereux sunu jotaay bii tey Pam Ndiaye mën naa wax ni àdduna yépp ñoo ngi koy bàyyi xel ci Sénégal ci ay masala sharia yu sensible yoo xam ni am na koo xam ni jàpp nañ ni lu mu wax ci diine wala am nañu jàpp ne lu mu wax ci diine noonu la te fekk na la mu wax juyoo lool ci masala bi xam naa Buxaari danañ ci ñëw ci wax ji nga xam ni wax na ko ci lii di lislaam nag baye boo sax nga nekk shérif bu bàyyi koo ca buntu Kaaba ga waaye boo ci indee loo xam ni tey saxut wax dëgg yàlla foofu kersa daf fay jeex lii ñuy tuddee homosexualité kay dafa tàbbi ci biir aqida bu baax a baax ci biir pas-pas ndax boo demee ci alquran lu mat ñaar fukki yoon ak ñett fenn foo ko sunu boroom tuddee baatu luut tudd na ko ci nakira yoon yu bëree bëri te baat bu mu ko tuddee rek sunu boroom ay daan yu métti la ca teg yu daw yaram loolu kenn du ko war a mën a sobantal léegi ñoo ngi wax ay crime lu ñu jàppe crime ci ndaw si doon wax léegi ci nag wu ñu bàyyi muy taxawaan waaw mooy diffamation dañu voilà ndax loolu gën naa bon lii nga xam ni balay may ñëw ci alquran kenn werante wut ni fu mu bëri am njur moom dana fa néew kenn werante wut ni fu mu bëri ak télé dana fa bëri kenn werante wul ni fu mu bëri ay feebar yu gaaw a wàlle te musiba du yem ci boppu boroom ànd ak loolu yépp nag mbugal ma ciy xaar ci kanam borom bi gën a rëyati borom bi tudde na ko ak kàccoor tudde na ko alfaaxisha ñaawteef tudde na ko sobe yamalul xabaisa yi benn bu ci nekk rek dafa mënoon na doy sëkk ab jotaay bon léegi amma yonente alayhi salaam jotul jàpp góor jigéen rey ko man jànguma fenn ci histoire fu nu yanoo góor jigéen indi tegal ko yonent bi waaye nag ña nga xam ni njaaloo nañu ci histoire sax na ci jamono yonent bi alayhi salaam góor séq ak jigéen bu mu warta séqal yonent dóorlu ko ba sax am na koo xam ni ca la ñàkk bakkanam kon ki nga xam ni dafa fekk góor ak jigéen ñu jote te sëy bu valable doxal seen diggante kooku góor ak góor taxatul ñuy wax ba yéen ñi jàng tubaab ngeen di wax contre nature maanaam féewoo ak lii borom bi tëral ki nga xam ni tey baatam yàlla da koo bind peut-être na muy waxee bokkut ak na góor war a mën a waxee kooku nature la man maa ngi am naa karawu sikkim am na ñu ma mag fuuf te amuñu karawu sikkim am na ñoo xam ne man li may nekk ndaw maa leen mag te seen sikkim bi jaaw na am na loo xam ne bind ak sunu borom la tabaraka wa taala ki nga xam ne dafay ñeegetlu góor la di sol colinu jigéen loolu beneen atte la góor guy sol yërey jigéen boo xam ne yonent saa sallam wax na ci ne yàlla mu ngi koy rëbb comme ni muy rëbbee jigéen buy déguisé wu déguisement góor mu jëfandikoo wasnu fi'la libsa solinu jëfinu kooku beneen atte la amaa nag ñoo xam ni tey dañu ñëw ni sàmba ngeen baal ma ci wax ji sàmba mii may nañ ko demba ñu sañ a séq la demba doon séq ak kumba ci biir nekk loolu lañ ci jublu loolu mbir mu leer la
Oustaz loolu lu ñuy ñaawlu la d'accord naa ak yow ci mbooleem li nga waxagum à 1000% foofu amul problème. waaw loolu góor gi bu doon te woon ni ci plateau yi passé ñu déggoo ci benn masala ci plateau. soo ko defee woon noonu kon am na ñoo xam ne seen xol du mit dama ne boo ko defee woon noonu lii nga wax nii te nag comme nii nga def léegi ba Ababacar waaye dama ne li nga wax nii yow dama ne li nga wax nii non dafa am damaa doon jël note bëgg koo jël benn par benn comme ni nga def léegi Ababacar mënoon ni nga def Ababacar Mboup mënoon nañu koo def nga ne ci yoo xam ni def nga ko ci yeneen i plateau yu dul Walfadjri yaa ngi fa waxe noo xam ni bokkut ak ni nga waxe tey dama ne xam nga doo Ababacar Mboup li nga def léegi non xam nga doo fi nekk pour àtte ma xam nga loolu dañ may may xam nga doo fi nekk pour àtte ma àtte bi dañ koo bàyyee yàlla suñu borom dama ne ñu dal rek du ma la may man maa moom problème d'accord dama ne xam nga doo ma àtte Sénégal yëpp ak ñi xam nga yéen li seen problème da ngeen a foog ne yàlla yoor a àtte yeneen bi ne c'est pas vrai benn par benn doo yàlla doo àtte doo ma àtte man de déglu ma rek àtte wu ma la mais damay def démb dama laa diglu su ma paree nga jël kan damay def démb góor man gi su ma paree nga wax laaj yow nag yaa ngi bëgg a yàq affaire su ma paree nga wax non bay ba ma yàq ko mais su ma paree nga jël kan su ma paree nga jël kan nga ne li ma la wax d'accord naa ci jeex na bon li naan ma wax ci laay démb wax barki démb lu ci sa yoon ci ma doon wax ci laay waaye dama wax ne lu ci sa yoon sama yoon nañ ci parce que dama seq jotaay bi sama di ab jullit di ab ma ñaan la sénégalais ko Sénégalais yëpp ak ñuy déglu di ñu seetaan li ñu gënal nag mooy parce que jotaay bi li tax ñu wote ko mooy jotaay jàngale Sénégalais yi gindeeku mais dama non peut-être que dina am ku toog tey di wax ni yaay xam mais nga sëñ lan Mansour lu la taxaw mooy limitu dama doon xaar ba sama lan dëgg xam ñëw nga lan ànd ak mooy yar ak limite teggin ak plateau bi. discipline góor gi xam nga góor gi lan mooy noppil may ma limite góor gi plateau bi góor gi noppil may ma wax waaw waaw non imam maa ngi ñëw ci yow maa ngi ñëw noppil may ma wax imam dama ne non non man maay non présenté non émission bi dinaa la jox temps bu doy Pam Ndiaye nga wax li nga bëgg a wax dama lay sant lay jóob de xoolal waxal góor gi mu du noppi man maay présenté naa la jox temps bu doy nga wax li nga bëgg a wax voilà mais kon ma léegi rek na noppi may ma wax non damay lijjanti fii maa ngi ñëw d'accord yow kañ may ma lijjanti. rek di nga am temps Man li nga dama bëgg ne. a waaw doo ko may parole de non dinaa ñëw ci yow léegi temps bi doy yëpp non, du dina jëlaat fii laa bëgg a temps calmer ba pare fii laa bëgg a calmer ba pare soo ko ñëw ci yow maa ngi ñëw léegi rek imam yow ci kër gi nga bokk xam nga lu demee maa la ko ñaan rek man maa la ko ñaan diggante voilà waaw kay Njaay ak nan Samba man njaayee ne waaw damay calmer fii rek maa ngi ñëw maa ngi ñëw parce que bëgguma jotaay bi yàqu bëgguma jotaay mais bi doo ko may yàqu parole entre parenthèses rek lay doon. Sénégalais yi commencé woon nañu ci jàng charte entre parenthèses waaw entre parenthèses nga ñëwaat. Comme que le débat ma jóg soit dem bokk d'accord ah déedéet su demee ci lay gën a neex ndax dina am temps ci def ci leeral choix yi mu indi lënt lënt yi mu indi damay am temps pour leeral voilà sinon dama ne. on risque de foutre tout en l'air. parce que moom bu mënee bi may amoo ku la bi may ba ko mu yeggale. toog ci ay plateau am nañu fi ne ñoo xam ne judduwuñ noppa man borom mag imam borom imam s'il vous plaît imam may ma rek may ma tuuti rek may ma rek kon nag dama ne li ma wax fii moom mii li mu wax nee naa ko loolu yëpp ok d'accord na lan moo kan moo mën a obligé pour mu ne d'accord na te d'accorduma d'accord waaye dama ne yeneen i plateau du moom moo ma jugé lu ma fa wax la déet ok na delloo temps bi ñëw ca plateau yooyu ba xam lu ma fay wax d'accord loolu rek laa wax Ok, d'accord. dama ne que le débat soit cerné dans le cadre du plateau et du sujet et non pas nga naan ma la nga waxoon fee ak fee ak Babacar Maakar déedéet baax na waaw li nga wax fii la li nga wax nee la d'accord naa ci jeex na d'accord kon ñu wéy la imam ñu bàyyi la d'accord nañ ni homosexualité dañ ko war a criminaliser parce que borom bi moo ko criminaliser loolu d'accord nañ ci dañ ko war a criminaliser loolu d'accord nañ ci yow d'accord nga ci boo ci d'accordul mooy d'accordoo ni lu bon la waaw ah kon yaa ngi jugé bu may wax damay jugé xam nga li may wax damay nag jugé kon yaa ngi jugé damay jugé imam ba mu njëkkee wax dafa ne àndu ci dañ ko war a criminaliser Babacar Mboup dama jàpp ne audio boo xam ne privé la kenn war koo def public donte nag yàlla musal na ko ba tarxiisul ci wax ji de benn par benn wër naa këru diine yi xulafaa yu lim na Sénégal parce que bu tuddee déedéet laaj xaalis bi laa wax laaj xaalis bi laa wax laaj xaalis bi tudd Medina Baye tudd Touba tudd Tivaouane yeneen xulafaa yi ci des yëpp dugg nañu parce que boo nee Madina Gunaas dugg na Tivaouane boo nee Omar Foutiyou Tall benn kër gi la fa la bàyyi ko su fekkee wax nga Ngomeen Maam Rawaan ca Paal dugg na soo waxee Fass Touré dugg na kon bu limee yi rek te kenn ku ci nekk jot na sa accord doy na sëkk-sëkk ne jot na seen accord kenn ci ñoom génnul ni weddi naa ni
signature bi def naa ko te li ma gëm te gëm mooy xalifa maam Alaaji Abdoulaye Niass du taxaw mukk di défendre góor jigéen ci mim réew bu maam Alaaji Malick noonu bu Serigne Touba noonu loolu sunu baat ci kaw kon bu Babacar Mboup waxee ni dëppoo nañ ak man ça c'est très vérité boo xam ne indi na ko mu dellu wax ko ni bis la boo xam ni maanaam yow yaa ko moom parce que da ko wàccee daraja ba mu war a toog moom nag xëy na moo toogul daraja ba mu war a toog ci wet googu voilà non kooku loolu laay wax sama avocat bi lay dégg xoolal ànd ak loolu déedéet loolu boo ko waxee sama lim ko ni ma ne samay doom lim ko ni waa léegi imam say doom a ngi déglu te teewul yaa ngi loolu saaga bàyyi jàmbur li nga défendre amoo ci droit am naa ci droit déedéet saaga bàyyi jàmbur am nga ci droit ba ban saaga docteur man yow Cheikh mi yaa ngi koy saaga su ma neexee ma saaga fii parce que saaga nga sunu maamaatu maam muy Bukhari may ma dema yow Bukhari mooy sa maam waaye bu ñu yàq jotaay bi Sénégal yëpp ak ñuy seetaan léegi non waaw léegi man li ma bëggoon mooy non dama non imam yow yaa yor parole yow yaa lu ma la bëgg ñaan mais su ma mayoon ba léegi ma dalay ñaan dara nga yeggali dalay ñaan dara nga yeggali dégg ko mu ñaan dara ci wàllu alal non defal ndax kon yow damay saaga dem naa ba imam déedéet bul yàq émission docteur ñoo la ko ñaan papa ñoo la ko ñaan xoolal ci Cheikh Niass non il va arrêter non mais il arrête les insultes il va arrêter les insultes ne vous appartiennent pas il va arrêter ci ñoo la ko ñaan rek xoolal ci Cheikh Niass ñoo la ko ñaan moom nga war a seet Cheikh waaw non dina ko bàyyi léegi dina def la Babacar bàyyi allusion ñoo la ko ñaan rek ñoo la ko ñaan rek Moussa Ndiaye may ñu ko rek ñoo la ko ñaan xoolal man li may wax def ko ngir askan damay assumer sama responsabilité def ko ngir askan rek peuple sénégalais def ko ngir askan mooy yeggali waa dafa ma doon déranger bari te dama noppi waa d'accord léegi su fekkee débat la nag dañ may bàyyi ma wax dinañ la bàyyi nga wax xam nga nee naa la léegi man maa yor la police de l'émission dinañ la jox temps bu day léegi man li ma la doon ñaan mooy major may leen ma tuuti imam mais ki indi wax ji su ma ko deful direct ci moom ci kan laa koy jëmale defal ndax dama ko war a ragal man mais lan laay ragal ci Ahmed Niass ñoo bokk li ñuy ragal ci moom imam dama ne non major may leen rek dama ne xam nga li ma lay ñaan imam mooy ak kóllëre gi ñu yàlla boole mooy yow développé sa argument rek te bul def allusion ci kenn comprendre nga parce que débat bi il faut que mu yegg parce que sénégalais dañ cee bëgg gindee ko bëggee si jàng léegi yow développé say argument ak say ay argument yi rek mais bul def benn allusion loolu laa lay ñaan pour que débat bi mën a yegg ci jàmm c'est ça sinon du yegg dimbali ñu rek d'accord pour man nag attaque bi mënul ñàkk Babacar Mboup laaj na ni nga def ci sa alal ku la bëgg nag bëggal la ajjana moo lay woo ci mbirum l'islam waxu la jox ma alal ma def sama kër waxu la alal jox ma alal ma yóbbu sama kër pas l'objet de notre non Babacar Mboup nekku fi man dama ne comme Babacar Mboup la dem léegi pour Babacar Mboup dañu bokk Mansour Babacar Mboup mi ngi ci ligne téléphone bi dina dugg léegi yow yeggaleel moom dina borom dëj dina jooy dëjëlam mi ngi ci ligne bi muy waaj a dugg mais ñun ñi toog ci plateau bi dañu am àq ci wax ci waaye parce que Babacar Mboup moo ngi gisee dina dugg kañ moom wax mais Babacar Mboup li ñu wax nii dégtalu ma ko maa ngi koy doog a dégg kon su ma ko déggee tant que benn jullit benn citoyen sénégalais moom mi ngi ci am nga droit war cee mën a indi samay dina dugg waxal boppam waru ko déranger dina dugg waxal boppam pare nga jël ko démentir waaw d'accord Babacar mi ngi ñëw mi ngi ci teewul maa ngi déglu jox ko cër rek yeggaleel maa ngi déglu jox mais lu ñu la jox cër nag mais nit ki bu nekkee ndawit jox ko cër parce que nag noppam ak borom temps baa ngi dem yeggaleel temps baa ngi dem imam yeggaleel temps baa ngi dem man je ne serai jamais objet d'insulte publique non duñ ko nangu sax dégg nga duñ ko nangu sax ñun voilà mais góor gi wax na ci Bukhari loo xam ne lu garaaw la baatu fen la jël imam yeggaleel ngir jëmale ko ci Bukhari yaa ngi bëgg yàq émission bi de imam non yàquma damay defar waaw léegi yeggali sa argumentation damay defar léegi yeggali sa argumentation rek bon wàllu góor jigéen ngeen baal ma képp ki nga xam ne mi ngi jiixi jaaxa ci ñu criminaliser ko di ko jëmale ci wàllu politique kookee mi ngi waxe ba kanam ak la ko neex c'est parce que ànd sàmm jikko yi ba muy tàmbali di dox ci ñu criminaliser lii nga xam ne moo di góor jigéen ci Sénégal mu nekk benn projet benn proposition de loi boobu élection xaajul dëgmal boobu présidentielle bi passé sax egseegut kon buñ ko bëggee jël def ko ci wàllu politique loolu njuumte bu rëy rëy la bon bureau assemblée bi nga xam ni xaw ma fukk ak juróom-ñett la am ci ñu absenté am ci ñu teew kenn bañ juróom-ñeent ñi ni bu mu àgg assemblée ñooy wax loolu bu àggoon assemblée kenn waxaale wu ko
kon mbir la moo xam ni ñun sénégalais ñun ñoo ko demandé te jël leen seen micro trottoir ngeen def comme ni ngeen def léegi doon laaj ngeen topp sénégalais yi di leen laaj lan ngeen xam ci homosexualité ndax d'accord ngeen ñu criminaliser ko képp ku ko def wala déet te it criminalisation bi ku ciy tiit rek man damay am doute ci yow ku ciy tiit c'est parce que jamono bi ñuy wax naan l'islam dafa ne ku sàcc ñu dagg sa loxo am koo xam ne mu ngi cay tiit ma ne loo ciy tiit ku njaaloo nañ ko dóor téeméeri yar yow biir na leen doo njaaloo leer naa la ne doo sàcc ba ñuy dagg sa loxo kon loo ciy tiit kon bu nee nañ ko criminaliser muy loo xam ne lu bon la lu ñaaw la sunu borom wax ci lu mat fukki aaya ak ñett yoo xam ne ci différence war la yoo xam ne ay suura yu bokkul la benn bu mu tudd am rëbb mu rëy borom xam-xam yi juboo ni lii lu bon la gisaguma kenn ku koy défendre ci ay borom yi xam-xam amaa nag ndaka lañ koy reyee buñ ko jàppee tey foofu la wax ci jëm ndaka la ñuy criminaliser li nga xam ni mooy ku tëddee xale bu ndaw bu kàlla fagut ndaka lañ koy tëje lu mat fukki ati yàlla la mu jëf bon na de waaye est-ce que gën naa bon ponkalum góor muy tudde ponkalum góor kilifa yi seetaan ak a diglu ngeen baal ma na mu ñaawee dafa ñaaw ba nga xam ni sax pour nga wutal kaw tur du yomb di yaa ngi naan góor jigéen man dama jàpp ni débat bi dafa suufe lool ñu nekk ci Sénégal tey di ci débattre ay Mauritanie Gànnaar ak feneen ak feneen nekku fa débat parce que ñoom seen bopp xel xalaatul di fa yëkkati lu mel noonu di ko fa siiwal demuñu Gànnaar waaye xam na ni guddi la ñuy reer kon donc mbir mi te dama lay ñaan masala Bukhari bii nga may ma ñëw ci parce que Bukhari daaneel ko mooy daaneel léegi am na lu ma la bëggoon laaj balaa nga ciy ñëw maanaam ci wàllum jurisprudence ndax mën nañu indi ab atte boo xamante ni mosoon na am ci jamono yonent bi ci wàllum góor jigéen wala li ni mel daal ban référence lañ ko mën a wutal ci wàllum diine waaw loolu kay xam nga diine moom ñaari source yo la am alquran ak sunna yi ci des nag muy ijmaa ak qiyaas day delluwaat ci alquran ak sunna alquran mooy waxu borom bi sunna mooy waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donte nafaruma ku ñu jàpp ci jamonoom ci homosexualité mais alquran ci boppam da koo tudd borom bi di ko rëbb ci biir alquran loo xam ne du benn aaya du ñaari aaya mu tudde ko faaxisha inna alladina yuhibbuna an tashia alfaxishatu fi alladina amanu ila axiri sura aw ila axiri al aya wa luutan is qaala li qawmihi atatuuna alfaxishata wa antum tubsirun mu tudde ko li nga xam ni xabisa mooy sobe lu ñu war a moytu wa luutan aataynaahu xukman wa ilma wa najjaynaahu min alqaryati allati kaanat taamalu alxabaisa innahum kaanu qawma sawin fasiqin gis nga saw loo dégg di arab saw fisq xabais booy dugg ci toile bi yaa nga naan allahuma inni auzu bika min alxubusi walxabais te xabisa boobu ci yeneen aaya yu bëri yu ko borom bi di traité ak faaxisha di ci teg ay daal yu rëy dafa mel ni rek ki doon wax naan doo fekk ci alquran aaya buy wax naan bul dóor way jur effect doo ko fa fekk waaye di nga fa fekk wala taqul lahuma uf bu leen ci pato waaye ki la tere ci patu bala tax na ñuy wax alquran mu ni azaniyatu wa zani fajlidu kulla waxidin minhum mi'ata jalda góor gu seq ak jigéen te lewu ko na ngeen jël ku nekk ñu yeew ko dóor ko téeméeri yari der ay liif yooyu alkaati yi di yor xam ne buñ ko dóoree mën na fa faatu alquran mi ni góor ak jigéen bu seq kon nañ ko def ni a cheikh wa cheikhata iza zanaya farjumuhuma albatta ci ayal mansuuxa tilawatan la xugma bu ñu jàppee ku mag koo xam ne am na mas naa sëy mas naa am soxna ak koo xam ne mas naa am jëkkër ñu njaaloo que ñu door téeméeri yar mooy ku mësul sëy xamul lan mooy bànneexu sëy kooku la ñu door téeméeri yar waaye ki xam bànneexu sëy kooku dañ koy dóor ay xeer ba mu faatu du soxor de kon ki nga xam ne nee na góor gu seq ak jigéen ci anam gi nañ ko rey ci reyin wu metti wu ñaaw bi wu doy waar bi kon góor ak góor gu seq taxati nañuy wax kon atteem ca alquran nga koy fekk kon kooku man képp koo xam ne yaa ngi taxaw di xaw a défendre di am ay calcul politique ci ñàkk ko criminaliser te sunu borom criminaliser ko sunu borom dafa criminaliser góor jigéen lu sunu borom tuddee crime nag
ñun pourquoi ñun ay jullit duñ ko tuddee crime amul benn diine bu ca d'accord du christianisme du yahudiya amul benn diine bu ci d'accord sunu aada bañ na ko mais Sénégal du diine lañ fi charia moom la ñu appliqué wuñ fa charia mais ñun ay jullit lañu ay jullit lañu après wuñ fa charia mais réewum jullit la 95% ëpp na ko ci ay jullit kooku te yeneen diine yi même bu ñu la décalculé d'accorduñ ci homosexualité laajal maanaam labbe yi amul benn labbe booy laaj mu naan la christianisme te gannaaw l'islam christianisme mooy deuxième religion ci Sénégal ci fàttali sax église woowoon nañ leen pour ñu am un représentant ci émission bi mais juróom benn nit yi ñu ci woo yëpp maak Oustaz Assane ñi ñu ci jotal woo yëpp dañoo ngàntal moo tax sax teewuñu fi mais waroon nañu teew ci émission bi xëy na ñoo doon placé pour leeral loolu mais ci li ma dégg ci ñoom ak li ma xaw a yër tuuti ci seen mbind mooy d'accorduñ ci te bu dee d'accord nañ ci mën nañ ko wax publiquement kon loo xam ne alquran tudde na ko crime mais mënta tudd ci ñun jullit ñun Sénégal ak ñi fi nekk chrétien lu dul crime kon buñ ko tuddee crime la buñ ko tuddewul crime la voilà la vérité Pape Ndiaye. D'accord voilà alors donc xam naa damay ñëw rek ci pour que ñu mën a tëj thème boobu noonu ñëw ci recommandation yi maanaam recommandation yi digle yi lan ak yan digle lay joxe foofu noonu ci par rapport ak thème bu njëkk bi laata ñu koy tëj ngeen dem ci beneen thème. waaw man daal li nga xam ne moom laa xam ci diini ji nga xam ne ci laa juddoo ba am ci at yi ma am ak ñi ma ci jur ak ñi ma jur ak ñu jur ñooña moo di ne nit du mos a atte morom ma ni àddina ni àllaaxira ci digganteem ak boroomam ñaawteef yi werantewuñ ko ne ñaawteef la sàcc la naan ba màndi naan sàngara araam na njaaloo araam na ak mboolem xeeti njaaloo muy góor ak jigéen muy jigéen ak jigéen muy góor ak góor loola werantewuñu ko waaye nag ñun ñuy ñëw di atte loo xam ne yonent bi attewu ko saaba yi attewuñ ko mag ñi wax nañ ci ñaawlu ko waaye attewuñ ci mosuñoo jig ne leen ñëw ne leen diw ñu ngi koy sub seen nangam wala nangam dañu ne ndax loolu dañu leen di bañ a wax ne am na sax ñoom ñu taxu dem foo xam ne yaakaar nañ loolu amu fa te lii cosaan li ñàkk a wax ji mooy ñàkk a xam sax ne am na kon nag loo xam ne définiruñ ko waaw léegi nañ définir rek ne par exemple nañ def loi boo xam ne ku niru jigéen wala mu jigéen lu rek loi bi dal ko nañ wax loolu mu leer wala nañ dem ne képp koo xam ne dañ laa micro trottoir ñu ne yow moom nga nañ la jàpp def la ko yaakaar nañ loolu amu fa donc à partir de ce moment là yëf yi dafa am lu mu laaj mooy doom aadama yàlla moo ko teral moom moo teral doom aadama wala xar karam naa bali aadama looloo tax joxu ko morom ma ndax doom aadama moo gën a bon ca morom ma même bu dee doom aadama moo gën a baax ca morom ma aussi mais du ñu jël nit parce que moom déggee na ko nii wala gisee ko na ko nii ba bëgg a indi benn équivoque boo xam ne du sañ-sañam su fekkee ne loolu la assemblée chaque jour dinaa leen indil groupe c'est 10 000 personnes yoo xam ne nañ fa taxaw indi benn loi boo xam ne neexuñ leen commencé ko nag ci code de la route ak code de l'hygiène ak code yëpp donc ce qui est important moo di ne affaire bi définir guñ sax kan lay doon kan la est-ce que ki nopp bëy wi la am ki nopp xar mi la am ki nopp ganaar gi la am nu mu demee mais loi duñ ko indi te définiruñ ko mais dellu ci xalaatu jaahiliya mooy nga ne jaahiliya kat dañu ne woon
dañuy suul seen doom yu jigéen yi pour ñu bañ a leen a ëmbal ëllëg yu leen indil gàcce looloo taxoon ñu doon lekk seen bakkan yàlla ne wa idal mawudatu suilat bi ay dhanbin qutilat jigéen ñu leen jiitu doon teg gàcce moo tax ñu rey leen mais alxuraan ne tax ngeen rey leen te defa guñ naka la ñuy néegee rek daal ne waaw nangam man ñaaw ga ji waxuñ ko araam gi waxuñ ko déedéet li ñuy wax mooy nañ ko définir ba mu leer ok waaye buñ ko def comme ku nekkee góor jigéen la ne jàppaleen taxawal léegi rek kenn ci yéen lii fii léegi ñu ne kii góor jigéen la ngeen xool warta demee noonu man loolu laa wax voilà leer na alors leer na donc loolu moo doon dinaa ñëw ci yéen léegi loolu moo doon kii bi thème bu njëkk bi mais avant ñu koy génn dañuy daal di ànd ak régie ñu jël Babacar Mboup ci téléphone bi moom tamit comme puisque dañ ko tudd ci débat bi moom tamit mu indi ci li nga xam moom mu addu ci thème bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee Babacar Mboup ñu ngi lay dalal ci balance ah ñëwagul ñu ngi may signaler ni ñëwagul donc ma jël fi ay observation waa dinaa ñëw balaa ñuy tëj dem ci deuxième thème bi mooy avortement lu jëm ci avortement médicalisé ci lañ jëm mais ma jël fi ay réaction c'est deux pensées ñoom ñaar. c'est bon major may ma ko sëñ Babacar Mboup yaa ngi en direct Walf TV émission balance yaa ngi ñuy dégg waaw sëñ Pape maa ngi leen di dégg. waaw ñàkkul ne war ngaa joxe sa xalaat ndaxte interpellé nañ la ci biir waxtaan bi kon ñu bàyyi la nga wéyal rek ginnaaw ba nga doon suivre li nga xam ne moom mooy tàmbali ba fii. jërëjëf sëñ Pape maa ngi lay nuyu di leen ziar. ñoo ngi nuyu itam sa invité yi. di beral nuyoo nag imam Mansour Samb. dafa mel ni am na ay vidéo yu ñu dagg yónnee ma ko léegi. benn audio boo xam ni teg nañ ko foofu. li ma doon laaj nag ki nga xam ni moo ko teglu ndax moom laa ko doon waxal question boobu laa koy laaj mu tontu ci. doo wéyandil rek wéyandil dina ñëw ci yeggalil. léegi moom waxuma woon ak moom doomam bu ñuy wax Arabi Ñas laa doon waxal. Arabi Ñas doomam bu ñuy wax Arabi Ñas laa doon wax. Arabi Ñas moomu sama benn xarit bu ñuy wax Madina Dieng maa ngi koy tudd ci audio bi moo ma jox numéro ni ma dafa jiite association mi ngi ma ko jox le 16 mai à 16h37 minutes coupure yi yëpp danaa la ko yónnee capture d'écran yi ak waxtaan bi yëpp. Le 16 mai 2021 la ma yónnee numéro Arabi Ñas à 16h37 minutes. ma yónnee Arabi message à 17h15 minutes benn message bu 3 minutes 19 secondes di ko présenté kan mooy ànd sàmm jikko yi ak li ñu bëgg a def ak li ñu naan moom Arabi tontu na ma à 18h04 minutes ci 5 minutes 26 secondes wax jooju teguñu ko te tegluwu ko aussi. alors ni ñu doon waxtaane moom moomu musuma wax ak moom directement moom musul am. musul am. leer na. xam naa ni nag aras ma nga yëngatu du rëy waaye musuma wax ak moom moomu di wax. doomam bi ñuy wax Arabi Ñas laa doon wax. parce que association la yor boo xam ni ci sama benn xarit la jaare moom moo ma jox numéro bi ñu doon waxtaan ci ma invité ko ci ànd sàmm jikko yi. kon niñ koy invité nag association yëpp kenn ku ci nekk li mu xam mu ñëw intégré ay commission bu amee ay jumtukaay bu amee dërëmam bu mu ci def wala ñaar dërëmam loolu kuréel yi seq ànd sàmm jikko yëpp xam nañ waaye moom moomu di wax mësta wax ma wax mësul am. ok ci àdduna mësul am. d'accord loolu rek laa ci bëggoon leer na leer na allo sëñ Babacar. waaw loolu moom leer na nañ waxoo ak moom ki nga xam ne moom mooy ngay waxal moom mooy tax tudd nañ turam ci li nga xam ne moom mooy fin wu audio bi yaakaar naa ni loolu leeral boobu dégg nañ ko bu baax a baax position bi leer na. waaw kon ñu ngi lay jaajëfal ci réaction bi. mësuma wax ak moom mësul am. dëgg la leer na Sénégalais yëpp dégg nañ li nga wax. voilà ñu ngi lay jaajëfal di la gërëm bu baax a baax moom Babacar waaw moom ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax alors kon dañuy jàll di ñëw ci plateau bu wéyandil waxtaan yi rek donc ñu jël ñaari observation enfin ñu dem ci deuxième thème bi parce que temps baa ngi dem te am na beneen thème bu des rapide waaw le débat
docteur il parle d'une jurisprudence lay waxee. pour préventive quoi pour que il n'y ait pas des dérapages autres. mais imam il dit moom li muy wax dafa leer c'est-à-dire ci fi mu puiser ak li mu jàng. la wax ne lu araam la dañ ko war a proscrire sanctionner ko comme ni ko islam bi sanctionner c'est leur pensée. mais ñun en tant que sur le plan philosophique et intellectuel on sait que l'homosexualité trouble à l'ordre public là. C'est une menace contre l'humanité et contre toute forme de société organisée. Donc il faut mu clair un état normal da ko war a définir parce que amatul preuve bu ciy recherché on a vu les gens ñuy mariés à l'extérieur. pourtant proposition de loi bi alinéa 1 bi leer na de. tas na mbir mi leeral na ko de. alinéa 1 bi waxul homosexualité devait tout acte de contenu de. mais cité na bu baax lesbianisme. ñëpp la ci boole mais liñ gars yi bëgg. comme l'homosexualité yooyu les atteintes aux mœurs la bokk mais l'homosexualité est le point le plus focal. C'est le problème le plus dangereux. C'est le problème qui trouble la société. Maintenant, la loi, la fonction de la peine, il y a l'expiation d'abord, il y a l'amendement et après il y a l'élimination. Donc, peine, loolu la ñuy chercher, c'est-à-dire dañuy bëgg dissuader des populations pour ñu bañ def yenn acte. Mais l'homosexualité est un acte de contre-nature d'une gravité extrême. Mooy yi ma la wax sur le plan économique, social, sécuritaire et tout. On ne peut pas se permettre dans un pays boo xam ne tu trouveras même dans l'armée quelqu'un qui est homosexuel, il est chef, il est quoi? Comment cette armée va marcher? Comment la magistrature peut marcher? C'est-à-dire c'est de dissuader l'homosexualité au Sénégal, surtout dans les pays tiers-monde, qui sont des pays en développement. Ici, ces genres de manœuvres, c'est des corporations mafieuses. Xam nga les homosexuels, ils promouvoient que les homosexuels. Il ne peut pas être des responsables dans nos pays là sous-développés où l'on cherche à les développer et puis ils sont là-dedans loolu moo tax ñu koy gën a poursuivre parce que dañuy bañ mu am ay problèmes de partisans et puis dafa dangereux aussi sur le plan sanitaire ça promeut ce qu'on appelle les MST wax naa la le sida là que tu vois da koy yokk les maladies MST transmissibles da koy yokk et puis c'est des sources de crime vous savez si tu échappes à leur contrôle mun nañ la rey et puis ils peuvent te sacrifier même si tu n'es pas d'accord avec ñoom donc c'est trouble à l'ordre public quand on parle de blanchiment d'argent tout court bëgg ci rey nit ñi wala drogue bi ñuy tëj nit ñi ay crime mais loolu l'homosexualité est une atteinte contre la race humaine. Ok, voilà, c'est clair. Voilà, mais Major, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Xam nga nous autres chefs de famille et qui sommes surtout du troisième âge, nous avons l'expérience en plus. Vous savez, la justice dit qu'il vaut mieux relaxer un coupable que de condamner un innocent. C'est ce côté-là que moi je vise, si je suis bien compris. Effectivement, c'est juste. Je ne voudrais pas qu'on profite du brouhaha pour mettre en péril la vie d'innocents. Oui, et j'ai donné l'exemple des voleurs de sexe. J'ai donné l'exemple des conflits sénégalo-mauritaniens. Donc, nous, Sénégalais, nous avons un côté violent, violence collective. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit, regardons. Maintenant, à partir de ce moment-là, on s'est adressé à moi. C'est ça. Non seulement par l'un de mes fils qui vient d'être cité, mais d'autres aussi, de mes fils et de mes fils spirituels et de mes moukhadam et de mes talibés. On nous a travaillé de manière assidue. C'est ça. Mais pour nous déjà, ça sentait le brûler. Donc, on s'est méfié. D'accord. Et avec juste raison, parce que lépp loo xam ne danga koy tegaate di ko daanee war ngaa wax ki nga koy daanee ni mu mel. Sinon moi, dès le début, j'ai dit bon, toi le Sambène là, ce que tu as dit, je suis d'accord. Parce que ça me concerne, ça concerne ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. J'ai dit, je suis d'accord. Mais je ne peux pas dire, moi je suis un objet insulté. Donc dis-moi ce que j'ai dit il y a 10 ans, il y a 20 ans, tu n'es pas d'accord sur ça. C'est pas ça. Mais Bukhari n'est ni le prophète. Et le Bukhari, tout ce qu'il a écrit est faux, je le redis ici.
Je les renvoie tous à la bataille de Al-Harra en 683. Regardez ça, à Médine. Regardez l'histoire. Regardez quand le prophète est parti. Il y avait 5352 hadiths. Aujourd'hui, les wahhabites là, ils ont amené ça jusqu'à 600. Ça, c'est des faux hadiths. Et nous le dirons que c'est des faux hadiths. Il ne faut pas tuer des gens pour des faux hadiths. Je le dis. C'est bon. D'accord alors donc ñu jël dernière observation ci voilà Cheikh Diop li nga wan noonu ñu taxaw ci tuuti laata may dem ci ki nga xam ne moom mooy Imam Samb xam nga boobu ba léegi ñu ngi naan proposition de loi mais day jàddu askan wi xam proposition de loi boobu nga xam ni ànd sàmm jikko yi jox nañ ko député yi lan mooy li nga xamante ni moom moo nekk ci biir donc këyit googu nga xamante ne yéen a ngi ko tim ñu ngi leen koy wan ci écran bi moom mooy proposition de loi bi donc ñu jàngal leen ko ci lu gaaw rek ngeen xam proposition de loi bi indi coow ci dëkk bi lan ak lan moo nekk ci biir donc disposition article 319 alinéa 3 bu code pénal bu Sénégal moom la ñu war a soppi alinéa 1 sera puni d'une peine de 5 à 10 ans d'emprisonnement ferme et d'une amende de 1 million à 500 000 francs sans possibilité d'accorder des circonstances atténuantes quiconque aura été reconnu coupable d'actes contre nature ainsi définis 2 points lesbianisme homosexualité bisexualité transsexualité intersexualité zoophilie nécrophilie et autres pratiques assimilées loolu mooy alinéa 1 proposition de loi bi maanaam képp koo xamante ni jàpp nañ ni yow mi ko àtte nañ la ba jàpp ni kat yow da ngaa def yëfu ngóor jigéen daan bi ñu lay teg mi ngi tàmbalee ci juróomi at jëm fukki at liñ ciy tere nag mooy góor a góor buy sëy wala jigéen ak jigéen bu koy def wala nit ku koy def ak mala wala nit ku koy def ak néew donc loolu mooy alinéa 1 proposition de loi bi alinéa 2 si l'acte sexuel a été commis de l'être humain vers un animal la peine maximale sera de 5 ans sauf cas de force majeure bu fekkente ni nag nit ak mala ñoo def jëf ji su boobaa daan bi dañ koy yóbbu ba ci li nga xamante ni moom moo gën a kawe dañ koy yóbbu ba ci juróomi at alinéa 3 toujours proposition de loi bi toute tentative de commission des infractions ci-dessus libellées est punie des mêmes peines képp koo xam ne da nga ko doon waaj a def ca jotoo ko def te li tax nga bàyyi ko du sa coobare bopp maanaam ndawal buri ñoo la ko tere wala leneen kooku tamit daan yi tegu ci ñi la ko def dañuy jàpp ne comme def nga ko ba pare alinéa 4 bi beneen alinéa bi mooy l'apologie day tere lu ñu tuddee apologie maanaam nga koy encourager wala ngay woote woo wàllu góor jigéen avant dernier alinéa bi toujours ci proposition de loi bi dafa ni pour les infractions ci-dessus indiquées il sera obligatoirement procédé à l'interdiction des droits prévus à l'article 34 du code pénal mooy déchéance civique loolu mooy voilà article 34 maanaam yow doo wotee doo nekk candidat ak yu ni mel fonctionnaire dernier alinéa bu proposition de loi bi mooy wax ci wàllum prescription mooy boo defee lu yoon tere diir bi nga xam ne boo ko toppuñ la rek mënatuñ la cee topp bu dee délit Sénégal 3 ans la bu dee crime 10 ans bu dee contravention 1 an léegi nag dañoo bëgg nag bu ñu criminaliser homosexualité délai de prescription bi ñu gën koo yéegal def ko li nga xam ne moom mooy 7 ans parce que délit en matière de prescription bu dee délit Sénégal 3 ans la sauf pour le délit de détournement de deniers publics bu dee crime 10 ans bu dee contravention 1 an donc proposition de loi bi ànd sàmm ji koy jox député li ñu bëgg mooy ñu indi exception ci wàll googu yóbbu délai de prescription bi ba li nga xam te moom mooy juróom-ñaari at donc lii mooy proposition de loi bi indi coow ci dëkk bi donc da doon jaadu nit ñi xam contenu bi d'abord balaa ñu dem léegi imam damay ñëw ci yow jël observation yu mujj laata ñuy évoluer dem ci deuxième thème bi waaw loolu am na solo lool nit ñi xam proposition de loi bi ndax wax dëgg yàlla lii askanu Sénégal soxla na ko Sénégal ak valeur yi mu am Sénégal ak fi mu toll ci mbaax ci àdduna bi Sénégal ak fi mu toll ci royukaay ci diine l'islam dëgg-dëgg loi bii soxla nañ ko ñoo ngi koy demander bu baax a baax ñi nga xam ni dañu nekkal askan wi ca pencum ndawi réew mi bu fekkee askan wi lañ fa nekkal ñoo ngi koy demander bu baax di wax ni doon na woon baax lool ñu mayoon nu ci Bukhari mii nga xam ni tudd nañ ko ñu xam kan mooy Bukhari dimension bi mu am ci biir l'islam noo du xaj tey dama lay ñaan ñu jagleel nu ab émission benn donte benn bis la ñu indi Bukhari fan la gënee àdduna fan la jànge ñan la jàngal lan moo tax sunu mbagi réew mi fonk ko boo demee ci Kifaayatu Raaxibiin bu moom Alaaji Malik Si muy cité Bukhari di wax ci moom ay wax yu rëy ci royukaay gi mu nekk ak fonk ga mu fonk Bukhari ak charam bu mag ba di Fathul Baari mu di ko tudd ci Kifaayatu Raaxibiin adduna bi lan la boroom xam-xam yi wax ci imaamal Bukhari kooku su fekkee am na koo xam ni Bukhari faatu na ba def junni at ak ñaari téeméeri at mën naa mage Serigne Mansour sax téeméeri at mën na koo mage 80 ans mais nag moom ñaata at la ko Bukhari mage ñaata at
junni at ak ñaari téeméer. Bukhari moom ay ngënki borom xam-xam ma sa wax ci moom téeréem bi ñu jël ko teg ko ci kaw te ñi ko teg ci kaw du ñu ay como ay ngan di borom yi xam-xam. ñu ne asahil kutubil musannafa mboolem inda ahli sunna wal jamaa téere bu ñu taalif Bukhari moo ci gën a wér. heureusement tey bi nga xamee ni góor gi ci français la ko wax ni la ca nekk lu ci ëpp mais am na foo xam ne ci baati wolof yi ñuy wax ñun ca la ko waxe loolu lu ñuy ñaawlu la vraiment. tey imagine neel tey kàddu googu mu wax ñun ñi ay doomam di am lu ñu rus sunu diggante ak moom bu jëloon kàddu gi delloo ko kàddu googu mu jox Bukhari ndaxte waxuma jur dem est-ce que du jël yatam bi ne daf ma kon lay gàddu na ko jëmale ko ci waaw tontonte bi lay xaw a bañ pour bañ a yàq émission bi argument yi rek argument bu fekkee bëgg nañu nag émission bi di jaar yoon fokk nag góor gi moo di ñu may ni mu amee audace mën a wax li mu wax ci Bukhari mu war a may nit ñi mu war a mën a affronté wu ak ñi nga xam ne ñoo contre wax jooju te di ko teg ci argument yu leer. allez-y kon donc Bukhari nii tey téere baa ngi nii ma tim nii nekkul lu may télécharge ci internet ak yooyu am na charh am boo xam ne 14 volumes la tey liñ ko chara kenn xamul nam toll Bukhari di wax ni téereem bii di asahihul jaami amu ci benn hadis bu mu gëstu ba war koo indi fii ci Sahih Bukhari mii lu dul balaa mu koo bind julli na ñaari rakka ñaan ci sunu borom tabaraka wa taala te dana wax kam ko jëlee koo koy wax kam ko jëlee indi charte yoo xam ni borom xam-xam yépp ci juboo mooy loo xam ni al adlu ci la ko Bukhari yi jëlee ku maandu koo xam ni ku mën a mokkal la ku mën a mokkal non waxuma nga Bukhari laay tënk mooy kan Bukhari laay tënk mooy kan Bukhari laay bëgg nit ñi xam mooy kan ci baat gàtt yoo xam ni peut-être dana ñu dem ci thème 2 bi mu ko am médicalisé man day maandu xam nga ñu ngi évoluer dañuy évoluer temps boobu pare nañ ci waaw léegi pare nañ ci thème boobu ñu dem ci deuxième thème bi deuxième thème bi moom mooy avortement médicalisé il y a 7563 hadith très bien yoo xam ne benn ci nekk dana jur ñaari rak Bukhari téere bii day jub Bukhari nee na yéen kamu jël bëgg a xaru mais Pape Ndiaye bëgg a xaru teen foofu rek maa ngi ñëw léegi xam nga dafa am loo demandé léegi xam nga yaa ngi demandé léegi dafa bëri ay thèmes yu ñu xam dinañ ci kër gi pas la peine imam mais yaa ma dig dina ñëw ci Bukhari bien sûr ko nit non dig ma la ko ci émission diine yi am ci kër gi dinaa la boole Oustaz Assane